dal leen ak jàmm lan moo dal Diary Sow élève brillante boo xamante ni nekk na meilleur élève Sénégal 2018 ak 2019 dem jàngi France léegi nii def na ay fan juróom fan précisément kenn gisu ko lan moo xew ñu laaj ko sama naataango yi sama naataango bi di journal enquête ne man de xaw ma mënuma répondre xool naa ba xool laajte naa waaye nag dégguma dara de journal bi yokk ni autorité France ak Sénégal ñu ngi topp affaire boobule ngir xool naka la ñuy retrouver kii di Diary Sow sama naataango yi nag dem nag ci famille Diary Sow fii ci Sénégal laaj ndax ñoom xam nañ ci dara daanaka tribune nee na famille bi léegi jàpp na ci yàlla waaw famille bi jàpp na ci yàlla lu mu def rek moo xam ni looloo gën ñenn ñi nag laaj ndax xale bi dafa daw làqatu ji fenn def lu ñuy woowee fig wala leneen moo am sama naataango ne en tout cas ci wàllu fig daw laqatu kii di Diary Sow melu noonu waaw loolu lañ jàpp te fu mu toll nii kon recherche mi ngi continuer xamuñu ba léegi nii Diary Sow fan la nekk leneen lu xew démb mooy conférence de presse boo xamante ni Omar Boun Khattab Sylla def na ko mooy directeur général Dakar Dem Dikk moom nag wax na démb def conférence de presse def lu ñuy woowee grand déballage sama naataango yi dellu si bu baax a baax nee nag kii di Omar Boun Khattab Sylla accusé na maître Moussa Diop moom ni dafa sakal pexe xaalisu entreprise bi def ko mauvaise gestion jël xaalis boobule di ko foowee def ay loo xamante kenn xamul lan la 45 milliards de dettes loo xamante ni jaarul yoon day ngay bind rek di signé loo xamante ni daanaka kenn xamul lan la gestion bu baaxul jël ñaari téeméer emploi yoo xamante ni kenn xamul fu ñu ne amuñu dossier da agent fictif sama naataango yokk ni Omar Boun Khattab nee na itam moom balaa muy dem sax jël na 120 millions rawale ko lii nii man balaa may dem 120 millions loolu mooy sama indemnité daanaka dama koy yokk sama salaire mooy indemnité sama naataango ne du loolu kese de Omar Boun Khattab nee na itam am na ay resto yoo xamante ni daf ko jox jabar ji waaw cool malaisement kooku di ko gérer sama naataango ne lii moom doy na waat sama naataango bi di journal Le Quotidien ne kii Omar Boun Khattab Sylla fonce sur Moussa Diop sama naataango bi di Vox Populi ne waxal rek opération démolition waaw den daf ko kàjji moom maître Moussa Diop Vox Populi yokk ni lii moom doy na waat waaw gannaaw bi kii di maître Moussa Diop nee na léegi opposant la waaye léegi c'est la guerre frontale léegi moom xeex rek ñoom ñaar pouvoir bi ak moom waaye nag da def attention ndaxte fu mu toll ni jàpp na ni jour sombre moo koy gete mi ngi ci guddi ju bët setugul moom maître Moussa Diop waaye nag sama naataango ne kii di maître Moussa Diop du ñeexu ñebbe nga jël rek soos dugal ci mburu lekk non du ñeexu ñebbe de ku nekk xam na li nu mel nooy neex yooyu sama naataango ne moom de maître Moussa Diop nañ xaar ndaxte dina répondre te ñëpp dinañ dégg lu muy wax ci beneen actualité ci wàllu nag coronavirus bi sama naataango yi wax nag ba léegi nii mi ngi lottal askan wi waaw état yu bëri fu mu toll nii ñu ngi passé ay contrat diggante ñoom ak ñiy defar vaccin bi sama naataango bii di journal Le Quotidien ne OMS alerte na nee na état yi dañ bàyyi signé lu ñuy woowee accord bilatéraux nga dem signé ak ñiy defar vaccin bi nañ ñe indil nu mu gën a gaawee vaccin loolu la ñuy def ñu laaj sama naataango lan moo tax OMS wax li nu mel OMS daa bëgg ñu soutenir lu ñuy woowee initiative COVAX waaw ay état yoo xamante ni daanaka dañoo kuloo xool naka la ñuy démocratiser vaccin boobu la su ko defee ñëpp am ko surtout ñi néew di doole yi bu ñu benn contrat yi loolu du mun a am sama naataango bii di Vox Populi ne lii moom doy na waat ndaxte ku nekk xam na monde bi nu mel fu mu toll nii moom chacun pour soi waaw mu toll nii moom riche yi ñu ngi vacciner seen bopp depuis décembre waaw amul doole yaa perte kàjji la ñu avancé loolu la ñi am xaalis borom barke yi réew yu am doole yi ñu ngi jënd vaccin bi xaaruñu COVAX nekkuñu fenn ñuy jënd vaccin bi di vacciner seen bopp France Angleterre ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi koy def léegi nag ñi amul doole yi xaar COVAX en attendant wala sax ñu xaar février wala mars loolu la rek bu amul xaalis xaar loolu kese lay doon sama naataango ne en attendant nag virus bi mi ngi continuer di lay nit ñi Sénégal moom démb métti woon na ci 24 heures am nañ 296 cas daanaka ñetti téeméer cas naataango bi di Vox Populi ne Sénégal nekk na ci guddi ju bët setugul ci wàllu wuulee naataango bi di journal L'As du yokk ni waxati ko record macabre ndaxte démb 8 décès am nañ ko daanaka juróom-ñetti nit faatu nañ ci Sénégal ci coronavirus journal Les Échos wax nag ci
croisade bi Ibadouy def contre borom ñaari tur yi Ibadouy ne ñu ngi réclamer loi boo xamante ni day criminaliser homosexualité ate la daan yu met ñu jeexal ak sport sama naataango bi di Stade Quotidien ne doublé Sadio Mané waaw vengé na fajal na mer Liverpool ndaxte marqué na ñaari but contre Aston Villa sama naataango ne Sadio Mané remporté na premier succès ci année 2021 bi ci sunu làmb nag sama naataango ne Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 ñu ngi xeex bu baax a baax ngir jëlaat roi des arènes mu toll ni nag perte nañ ko waaye nag sama naataango nee na ci lañ nekk de xool naka la ñuy toppee kii di Bombardier mi dégg daanaka ñaari yoon roi des arènes jërë ngeen jëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mu yembook fi xibaar yi buuree ñu def ak pàttali ci la ca gënoon a fës. xibaar ji bëggul jëm ci Diary Sow ak feeñam am dét ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di waa police bu France door nañu liggéey ba waaye la ñuy sàkku rek mooy mbir mi ànd ak tekk ak tey ngir ñu mën a xuus fexe ba feeñal doomub Sénégal boobu. Omar Boun Khattab Sylla joxoñ baaraamu tuuma ki di maître Moussa Diop ma mu wuutu kon ci boppam Dakar Dem Dikk mu ni doxalin ga dafa sooxe lool ndax daal tax na kër ga nekk ci ay perte yu toll ci ñeent fukk ak juróom ci ay milliards te moom daal da doon def naka su dul neex jël na fa lu toll ci téeméeri doomi aadama yoo xam ni amuñu këyit jëlub yaama neex la yu ñuy duppee ay agent fictif bokk na ci ay soxnaam ñaari soxnaam sax mu ni ñoom ñoo yoroon restaurant yu Dakar Dem Dikk beneen maître ki moom ab avocat la ni réewum Sénégal dina ko yóbbu fa mbaxana nekk benn ca biti réew maître Abdoulaye Tine lay wuyoo jëm ci wàllu ko loi d'urgence ak loi de état de siège boobu mu ni bu fekkee woote nañ ko sa assemblée nationale ak jalgati la jëm ci sart ndey réew mi dégg ngeen ko ci biir xibaar yi tàggat yaram àndoon nañ ceek Malal Junior Diagne li ci yéene kay ak Mohamed Ali Mouba fii la xibaar yi buuree mu nekkoon Diary Sow ba léegi ñoo ngi koy wër te gëguñu koy gët l'enquête ba door nañ ko foofa ca France daan ci ànd ak Cheikh Sidou Sylla Omar Boun Khattab Sylla wax ni Dakar Dem Dikk ci yoxo yu jafe la ko jëlee ndax kër ga dafa laatikaaf maître Moussa Diop ma nga xam ni moom moo ko yoroon bàyyi na fa ab bor bu ëpp ñeent fukk ak juróom ci ay milliards lu toll ci ñaari téeméeri agent fictif yoo xam ni daf leen recruter woon bokk na ca jabaram yi nga xam ni ñoom ñoo yoroon ñaari restaurant yi maître Abdoulaye Tine ni dina yóbbu nguurug Sénégal ci kanamu ko ëttu atte yi nekk ci biti réew su fekkee jàllale nañu loi bi nga xam ni jëm ci wàllu état d'urgence wala état de siège moom ci gis-gisam nee na loola ak jalgati la jëm ci sart ndey réew mi tàggat yaram dañ si ànd ak Malal Junior Diagne li ci yéenekaay yi ñu xëyandool ak Mohamed Ali Mouba dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ la nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoo ak rajo Futurs Médias doore ko ak lu soxol Diary Sow di doomu Sénégal googu nga xam ni ma nga woon ca lycée Louis le Grand ca Paris nekkoon élève bi gënoon a xarañ ca atum 2018 ak 2019 réer ba mar juróom benn fan yàlla ngi nii ba léegi kenn tegu koy gët l'enquête ba door nañ ko foofa waaye ba léegi daal amagul dara loo xam ne nii ruusal nañ la ci ca Paris ñu fekk fa Cheikh Sidou Sylla. mu toll nii amuñu ay xibaar ci Diary Sow moom nag lycée Louis le Grand fii ci Paris lay jàngee waaye depuis le 4 janvier kenn gisu ko. wax nañu nag police nee na pour mu mën a liggéey bu baax foog liggéey bi ànd ak sutura loolu moo tax mu ñaan waa ambassade ak waa consulat ñu bañ a communiquer bu baax ci affaire bi. pourtant lu ñu seetlu fii ci France mooy que genre situation bu amee dañuy faral di mobiliser médias yi pour ñu tas xibaar bi ci lu gaaw a gaaw. gendarmerie ak police ñoom dañuy déployer moyens yu bare pour ñu mën a ut ku ñu gisul waaye loolu nag amul ci cas Diary Sow fii ci France procédure bi nii lay demee bu ñu defee signalement bi police mun na ubbi ñaari façon enquête mun na def enquête administrative boobaa dañuy bind tuuru nit ki ci benn fichier
te foo dem ci Europe bu ñu defee contrôle rek ñu mën ko retrouver bu doon disparition bi nag nee nañu dafa garaaw trop enquête judiciaire la ñuy ubbi te boobu benn magistrat moo koy coordonné ci ngoon nag Émile Bakhoum chef de service étudiant sénégalais yu nekk fii biti réew war na def benn réunion ak étudiant sénégalais ci lycée Louis le Grand ci lycée boobu la Diary Sow di jàngee waaye xamuñu lan la ñuy waxtaanee ci réunion bi ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Silla RFM. Cheikh Sidou Silla Émile Bakhoum moom nga xam ni moom moo jiite service gestion étudiant yi nekk ca France te fekk baax ci Sénégal ak proviseur ba ñoo ngay dalal xeluk ñi di ñooñu Diary Sow yi di xam ni dinañu door liggéey ba waaye nag ñuy xam ne ni amul beneen étudiant boo xam ni dafa fekk baax Sénégal te ñi dafa réer Émile Bakhoum dañ koy dégloo ko Cheikh Sidou Silla. bi ñu waxtaanee ak responsable lycée Louis le Grand dañoo décider ne dinañ dem ci lycée bi pour rencontrer suñu xale yi nga xam ne ñu ngi jànge lycée Louis le Grand ak ñi nga xam ne ñu ngi jànge lycée Henri IV. objectif bi mooy ñu waxtaan ak ñoom pour soutenir leen encourager leen manifester leen aussi suñu solidarité. C'est l'occasion aussi ñu conseiller leen pour ñu concentrer wu ci seen cours yi malgré actualité bi nga xam ne moo am. bëggoon naa préciser aussi beneen information à part Diary Sow amul beneen étudiant sénégalais bi nga xam ne il a été porté disparu fii nii ci France. mu nekkoon Émile Bakhoum chef service gestion des étudiants sénégalais foofa ca France ñeenti simili moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba. RFM rajo askan wi. Omar Bon Khattab Silla moom mooy njiital Dakar Dem Dikk daal dinay amal ab audit interne di maanaam saytu doxalinu kër ga waaye moom directeur bu yees bi la mu gis rek mooy ka nga xam ni moom la fa wuutu di maître Moussa Diop dafa salfaañe googu ak kër ndax kër ga ci jamono ji dafa laatikaaf bàyyi na fa ab bor di ay perte yoo xam ni daal ci jamono ji buñ koy xayma dina toll ci ñeent fukk ak juróom ci ay milliards lu toll ci ñaari téeméeri agent yoo xam ni daal da leen a jël ci ma yaama neex goo xam ni amul kenn ku ñu feeñ lu ñu duppee ab ay agent fictif mu ni nag moom la muy wax ak victimisé wu moom ay jabaram da leen a jëloon dénk leen ne lii di restaurant ya da doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi démb ci leeral Pape Balla Gueye. ay mbuut yu bari la kii di Omar Bon Khattab Silla daal di sullik gannaaw ñeenti weer rek yoo xam ne def na ko ci bopp Dakar Dem Dikk muy xamle ne maître Moussa Diop anam yi mu yore woon kër gi di Dakar Dem Dikk jéggi woon na dayoo loolu. bi ñu jëlee service li ñu gis ci kër gi mooy ci perte yi mat na fanweeri milliards ak xaaj ak lu topp ci perte yi dette sociale yi mat na juróom-ñaari milliards ak téeméer ak ñeent fukk yeneen perte yoo xam ne document yi nga xam ne mooy seddaloo passation de service bi mooy ko wan bi ñu jëlee kër gi liñ fi fekk ci xaalis 81 millions la juróom-ñetti fukk benn ci ay millions moo nekkoon ci compte bancaire yi ci tënk daal situation buy jéggi dayoo lañ fi fekk ci wàllu koom maanaam entreprise boo xam ne dafa ndërmeelu. lu ëpp ñaari téeméer ci ay emploi fictif muy ñoo xamante ne dañ leen di fay weer wu dee te kenn gisul lu ñu liggéey ak beral loxo gu mu beral ñenn ci ñoo xamante ne njort nañ ne ay mbokkam lañu loolee nag tax na ay dogal yu yees jot nañu koo jël ci mbir yooyu lay. am na plus de ñaari téeméer agent yoo xam ne ñi ngi doon fayeeku te ñëwuñu ci audit bi weer bii dee man maa joxe ndigal ne nañ dagg salaire yi bu ñu daggee salaire yi bu dee ñooñu ñëwaat nañ ñu jox leen seen xaalis bu dee ñëwaatu ni moom xam na li yoon wax ci loolu parce que booy xool presque 70 millions wala 80 millions par mois moom day taxaw man sama loxo dafa set dama lii dama laa waaye ñun gis nañ ne tey ñaari restaurant yi ëpp doole yi Dakar Dem Dikk yoon ay soxnaam la ko joxoon ñu koy gérer loolu li ci yoon wax xam ngeen ko wala ba di jëlaat sa jabar employé ko ci entreprise ñu ne déeta waaye nga defal ko disponibilité ñu ne déet disponibilité ba jeex mu bëgg a toog këram ma tax ko li ma koy dàq ak ñeneen ñi nga xam ne pour ñoom lu leen neex def. société bii di Dakar Dem Dikk nekk ci jafe-jafe lool Omar Bon Khattab Silla di xamle ne nag taxaw na temm ngir fexe nu ñu ko joyante bokk na ci dugalaat lu tolloog juróomi téeméer ak ñeent ci ay bus yoo xamante ne dañoo paan boobaak léegi ci lu tolloog junneeg fanweer ak ñaar ci oto yoo xamante ne moom la kër gi di Dakar Dem Dikk am jamono jile. Papa Balla Gueye kooku di maître Moussa Diop mu ngi ci joxoñ baaraam jiite woon Dakar Dem Dikk jokkoon nañu ak moom waaye nee na tontu du forox dina addu fii ak jëmmi jamono.
wax lu soxal beneen maître ki moom avocat la nee na réewum Sénégal bu fekkee assemblée nationale ak lii di majorité ba woote nañu lii di loi bi jëm ci wàllug état d'urgence ak état de siège moom dina yóbbu nguurug Sénégal ci kanamu ko ëttu àtte yi nekk ci biti réew maître Abdoulaye Tine njiital parti USL di Union sociale libérale ni ndax loola ak jalgati la jëm ci wàllu constitution bu Sénégal dañ koy dégloog Salif Sow. Macky Sall donc coppite bi déjà nu mu ko bëgg a defee sax àndul ak yoon méngoowul ak yoon parce que bu doon da nga ñëw di créer ay catégories yu bees dafa waroon a ñëw ci lim boobu ñu def ci article 69 mu yokk ci état d'urgence sanitaire ak catastrophe naturelle mais defu ko dafa dem ci loi bi nga xam ne mooy loi 1969 bi nga xam ne mooy édicter modalité d'application wu état d'urgence maanaam dañu wax ci yan anam le préfet yi ak autorité civile yi mën a jëmmalee état d'urgence bi ci loi boobu la dem sukkandiku ne day modifier ponk yi nga xam ne ñooy article 24 ak 25 et ci biir day créer benn régime bu bees donc déjà loolu jarul sax ngay nekk juriste pour xam ne loolu xel mënu ko nangu parce que constitution mooy ponk bi nga xam ne moo gën a kawe donc bu ñu mayee ay sañ-sañ mënuñu ñëw wàññi ko tant que sañ-sañ yooyu wàññi bi prévoir ñu ko ci biir disposition constitutionnelle mais dafa bàyyi ne ñukk article 69 dem ci loi bi ci biti ci loi boobu nag ci la bëgg a sukkandiku pour créer benn régime bu bees moo tax ñu jàpp ni ndaam tey commission technique adopté na ko ñoom ñu ngi koy waajal adopté ko en plénière xam naa début de semaine certainement lundi bu dee def nañu ko ñun dinañ ko attaqué ci ëttu attekaay bi nga xam ne mooy conseil constitutionnel parce que c'est quelque chose d'inconstitutionnel. Maître Abdoulaye Tine yëkkati yooyu kàddu niki démb moom moo nekkoon ganu RFM soir wàllu ko mbas moomu ca université virtuelle bu Kaolack lu toll ci ñaari junni étudiant laxasaayu nañu ngir fexe ba jaamaarloog lii di mbas mi administrateur ENO ba di xam leen daal mbir mi garaaw na garaaw goo xam ni war na tax tey ji ndongo yi ku ci nekk respecté lii di mesure barrière yi ak xool naka la ñuy def ba moytandiku wàllante gi sol masque ak yaxas loxo yi reportage Ibrahima Diamé foofu ca ENO ba. université virtuelle bu Kaolack sóoraale na bu baax nag lii di mbas mi nga xamante ni mu ngi jàbba jonge fii ci diwaan bi booy dugg ci kër gi dispositif de lavage des mains baa ngi fii naka noonu dañu exiger képp ku nga xamante ni da ngay dugg si biir nga sol masque Baba Diouf moom mooy administrateur ENO bu Kaolack. ñoo ngi koy respecté mais am na ñuy dëgër bopp moo tax du l'intérêt ñun ñu war si mën a veiller bu baax la sécurité ak beno bi ak ñun ñii nga xamante ne ay personnel lañ ñoo ngi si veiller bu baax da ngay génn gis ko xam masque nga ne ko solal sa masque mu sol ko dañuy yor masque yi mais duñ sol ko mooy doon problème seen biir mais nag bu ñu demee ba nga xam ne dañu war a dugg salle war a def ay examen def évaluation boobu noonu ça devient automatique et boo seetloo nag étudiants yi ci seen wàll muy ci biir salle de TDI wala bokk ci biir espace de révision yi en tout cas biñ fi teewee gis nañ ne respecté nañ bu baax a baax lii di colu masque bi Mohamed Ndiaye moom mooy président amical étudiant UVS bu Kaolack. étudiants yi respecté nañu ko en quelque sorte parce que avec administration bi ci ndimbalu administration aussi ak membre beno bi donc mettre nañ en place ay jumtukaay yoo xamante ni moom moo leen permettre ñu respecter des mesures barrières. ci buntu établissement bi itam vigile yi dañ leen impliqué bu baax a baax ci contrôle lii di mesures barrières yi Souleymane Niane agent de sécurité. kenn du dugg bi di solo masque di jaaroo fee laab mais raxas say loxo ba mu set nga soog a dugg si biir te mesure barrières yi aussi ñu ngi koy respecté si biir. université virtuelle bu Kaolack nag am na jamono jële lu toll ci 2146 étudiants boo ci boolewul 2500 yi ñuy xaarandi atum ren jile ñuy woo ñëpp nag ñu daal di samonteeg lii di mesure barrières yi ndax fi mu toll ni de ci diwaanu Kaolack yëf yi doy na waar lool depuis début ba am nañ juróomi téeméer ak juróom fukki cas positif ñeent fukk ak juróom benn yi ñàkk nañ ci seen bakkan Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima bu fekkee foofa ca université virtuelle bu Kaolack ñoo ngay respecté lii di mesure barrière yi ngir moytandiku wàllante gi ci wàllu ko mbas mi ca rond point Kër Massar safaan ba lañ ca gis foofa askan wa dañuy dajaloo comme ni ñu ko teree ñoom dañ koy def takkuk masque tamit la nga ko fekkee gis bariwul loolu reportage ca rond point ba Aminata Ba. rond-point Kër Massar ay bâche yu ñu samp doon lu fa gën a fës ñu fees dell ak ay bagages marchands ambulants yi ak clients yi di dox ci diggante woto yi
dajaloo bu bëri bi nag bokk ci lii lawal mbas mi mu nekk situation boo xamante ni Seydina muy koy ñaawlu. ñu toll ni ci jamono yi li ñu waroon a def mooy xool nu ñu wàññee mbooloo mi affluence nit ñi dem dëkk bi tu vois moo nekkoon instant bi li gënoon parce que bon dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek la ñu waxoon te feebar bi mu ngi law donc mu ngi lor aussi ay doomu aadama. Binta Sow daal di takk maskam bu baax mu daal di nëbb gémmiñ gi ak bakken bi mu ànd ak doomam bu jigéen moom nag mu ngi joxoñ baaraamu tuuma ñu jiite seen gox bi ci bile anarchie. C'est paradoxal parce que sensibiliser nit ñi bu ñu dajaloo ngay organiser foire tout le monde est là Kër Massar xam nañ ne tout le monde converge vers là en allant Tivaouane Peulh Malika Jaxaay Dakar tout le monde passe par Kër Massar c'est très difficile tout le temps la preuve chaque fois suñu nekk cas communautaire Kër Massar mi ngi si. soxna si dina bu turam bi ñuy ñëw ñu fekk ko ci waxaale bu metti moom nag jàpp na ni xam ne lii yëpp lu ko waral. waaw mën na gën a yokk amuñu choix dañuy liggéey tamit manque de moyen tam boo toogee defoo dara am na ñu xam ne tey bu ñu xëyee seen lii lañ yaakaar ñaan yàlla rek feebar bi jóge. comme ay dëkk yu bëri yu nekk fii ci biir réew mi Kër Massar jàngoroy coronavirus bëri fa lool waaye loolu teewul ñu soppi seen doxalin. Aminata Ba foofu la ñuy jaaree yegg ba ca Gambie foofu moom wàllu ko drogue gu bëree bëri lañu fa jàpp ña nga xam ne teg nañ leen loxo ci jamono ji daal ñoo ngi ci yoxoy takk der yi ngir xool naka la ñuy def ba leeral moomu mbirum drogue leeral yeeg Salif Sow. fukk ak juróom-ñetti saak yi ñu duyoon drogue bi ñuy fóon bi di cocaïne gaañi ñu ngi ko gis ginnaaw ba ñu duggee ci benn bateau bu am ay conteneur di xool la nekk ca biir bateau boobule Équateur la jógee loolu ku yore kàddu kuréel gi xeex drogue ca Gambia moom moo ko xamle lii day wane ne rek drogue bi mu ngi jaar Gambie ba léegi di jaarit ci yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër loolu la ci yokk ci ay kàddu moom Ousmane Sey Diba daaw teg nañu yoxo lu toll juróom-ñeent tonnes ak genn wàllu cocaïne ci Afrique de l'Ouest ci gépp kilifa Gambie yi xamal nañ ñu ne it ne drogue bi nga xamante ni jàpp nañ ko te mu toll si 3 tonnes moom cocaïne bi xamuñu ñu ne fan la jëm dëgg-dëgg lu leen leer mooy ne conteneur bi nga xamante ni lañ ko fekk ki ko moom doomu Gambie la bu am passeport France jamono ji police mu ngi koy wër. tàggat yaram dañ ci ànd ak Malal Junior Diagne. dal leen jàmm mbokk yi ci seen déglu déedéet nañ ko commencé 2 3 1 dal leen jàmm ci RFM yi daje door xabaar yi tàggat yaram yi ak lu jëm ci tirage au sort Ligue des champions Teungueth FC ma nga ca groupe D googa tar na ndax Zamalek Espérance Tunis ak waa Mouloudia di algérien ak ay tunisien ak égyptien ñoo ca ne waaye entraîneur ba di Youssou Dabo ne powum góor la amul dara lu ñuy ragal dem defante rek kaddu yi moom ko dénk sunu ndaw Babacar Fall mën a yónni woon ca Tëngéej ci àjjuma ji. waaw football actualité la football actualité la man loolu laa jàpp parce que li waa ji defoon daaw mun na ko bañ a def ren bu ñu focaliser woon nag ci histoire du club dafay nekk benn facteur bloquant daf lay bloqué jarul ngay focaliser wu ci histoire parce que histoire boobu du dugg si biir terrain bi lii dugg si biir terrain mooy ñoom li ñu préparé ak ñun li ñu préparé loolu mooy dugg si biir terrain bi loolu mooy def différence donc football comme ni nga ko waxee si ñetti aspect lay tëdd dañuy xëccante si technique la si tactique la ak dimension psychologique soo xoolee adversaire bi jàngat ko si ñetti domaines yooyu da nga siy xool ban nga ko si mën a sonale tey jii nag bu fekkee ne ñett yooyu yëpp moo lu si mën nga tàllal say loxo yàlla rek voilà. ñii nag di waata nga cee ñoom nee nañu itam amul yox-yoxi ay lébu pire lañu duñu daw duñu dellu ginnaaw football la rek nañu jàpp góorgóorlu ndax bu nu qualifié ndam la bu nu qualifié lu itam gàcce amu ca ndax dañuy jàng Abdou Diouf Diagne lañ ciy déglu. Ligue africaine des champions Teungueth FC xam na ñim si war a dajeel la du yomb dara bu ñu sukkandikoo ci Aliou Diouf wante supporter bi di wéy di dundee yaakaar. mënuñ jàpp ne tirage bu yomb la ndax équipe bu naar yi dañoo yàgg sonal dëgg la gaa bi ñuy dem coupe du monde 2002 góorgóorlu nañ ba équipe bu naar yii ñu war a dajal tey muy équipe bu Algérie Égypte ak Maroc am lañ bokkaloon poule yàlla defoon ñu génn si man daal li ma ko jàppe mooy équipe bu dem ba Casablanca éliminer Raja mën ngaa yegg fu nekk li si des mooy ñu gën a ñaax xale yi ñun tamit population yi ñu topp si. ak tirage bi Teungueth FC mi nga xam ne dafa toll si jamonoy jàng gën a mën a fës bu ñu sukkandikoo ci Pape Malick Mbengue. Teungueth FC amul lu mu ciy perte parce que club yi muy dajal yëpp ci biir tirage bi ñoo ko ëpp vécu ci compétition bi mais opportunité la boo xamante ne nii du rëcc xale yi parce que ku nekk bëgg na jaay sa bopp ku nekk bëgg nga yegg tey fii Sadio Mané yegg na xale yi jàpp ne football la 11 contre 11 la Teungueth dafa dugg ci compétition bi pour jàng lan mooy Afrique donc amul lu mu ciy perte bu réussir ñu tàcc bu pertee ñu ne leen décourage ngeen ñëwaat. kii nga xam ne moo daanoon équipe bi di Raja bu Casablanca ci tour préliminaire Ligue africaine des champions yi tey jii mu ngi bokk ak
ak groupe D bi équipe bii di Jamalek nekk ci Égypte Espérance bu Tunisie ak MC bu Alger. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. ci wàllub footballu Sénégal fii dinañu tàmbali ci samedi gi loolee di ñaareel bi journée Ligue 1 bu Sénégal ñaari jongante ñoo am ci bésub tey bi ñaari tali AS Douane Mbour Petite Côte ak Jàmbaar daanu suwe bii match ñoo ngi ko nar a tëgg ci stade Bruno Metsu ma nga ca Ngériñ ca boori Mbour. Ligue 2 itam am nañu ay jongante yu ñu na ma tëgg mu bokk seen ñaareel bi journée ne Wakaam mooy daje ak waa Guédiawaye football club Duc ak waa Renaissance bu Dakar EJ Fatick ak Sonacos. ñu des ba léegi si wàllu Ligue 2 bi waxtaanee waa Guédiawaye football club gannaaw ba na fi yëkkatee kàddu tekki ndombal tànk Pape Thialis Faye teg ay tuuma ci deram moom Pape Thialis Faye tontu na ba noppi nag ne lii lépp lu jig njaagata Malick Gakou ancien ministre des sports nekk homme politique ci Guédiawaye moo ko waral ñu déglu Pape Thialis Faye. Non, Sadio, les preuves sont là. Affiliation bu tar ay wax la Sadio aujourd'hui le fait que moom ñi nekk ci tiré ficelle bi amuñu argument moo tax ñu wax loolu ndax ki di wax 10 millions si ab saison nga war a xam ne 10 millions fu rek la wul ñaari match 10 millions salaire rek la mën a fay donc tam championnat 8 mois 9 mois la donc ku ko yore pendant 3 ans moom rek di si def nga war a xam ne ni loolu ay waxu caaxaan la parce que ñoom ñooñu di wax ci les 3 ans ils ont dépensé que 550 000 francs si 3 ans yi donc 3 saisons L1 ñëpp xam na ni budget c'est plus de 70 millions L2 en 2010 2018 2019 L2 en 2019 2020 ñoo xam ne le minimum c'est 60 millions donc boo waxee ni yow nga def ko si 3 ans yëpp 550 000 francs donc boo nee waxu mauvaise gestion yooyu sa waxu caaxaan la. kat moo nekk si ginnaaw affaire bi. mais ki si nekk wax naa ko Malick Gakou moo nekk si gannaaw moo nekk ci gannaaw donc moom problème bopp nekk ci gannaaw parce que buñ xaaral woon naa ko fenn fu dul lu mu nekk nii parce que bu fekkee nit da nga nekk ak moom mu nekk sa petit frère ngeen di liggéey sport la mais mbirum politique la parce que erreur bu mu defoon mooy le fait mu bàyyi woon Guédiawaye donc moo démissionné woon Guédiawaye démissionné permettre Alioune Sall nekk maire donc moom aussi xam nañu erreur la bu xam ne coûté na ko cher donc toog na moment boo xam ne am na occasion pour jàpp si pour ñëwaat moo tax mu def loolu. kon moo indi El Hadj Diouf. bien sûr moo indi El Hadj Diouf parce que El Hadj Diouf ñëpp xam nañ seen monde bi ñëpp xam nañ ni booyam la donc tey bu demee si benn réunion ñu woo ko mu ñëw ñoo ko jëlee mu jël ko c'est parce que Malick Gakou moo ko dox. nu daal di jeexal ak wàllub basketball ak ndorteelu championnat Sénégal première journée si jigéen yi tey jii ci diggu bëccëg gi ne bopp ak waa Saint-Louis basket club noo de joué Mbour basket dina leeg waa Débalok UGB ak Sandark bu Ndakaaru saltige laale ak waa ASFO ca góor ña Lougaloo foofa Louga moo faa dajeek waa Mermoz AS Douane mi doon raw gàddu gi daaw mooy dajeek waa Sibac ngir tàmbali bopp ak waa Saint-Louis basket club Duc moom dina laale ak waa US Rail cib tënk loolee mooy li gënoon a fës ci xabaar tàggat yaram mi kenn dal jàmm ci 94.0. jërëjëf Malal Junior Diagne mu nekkoon xibaar yi tàggat yi